يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي وأجرني من ليبي إن أوزاري في القلب يا محمد يا حبيبي يا محمد. jërëjëf mbokku téléspectateurs yi nga xamante ni yéen a ngi topp programme télévision Futur Média ren nag mu nekk lu spécial nekk tamit ci contexte bu spécial waaye li nga xamante ni tamit moom la ñuy fas yéene di ko continuer di leen permettre ngeen gën ko mën a dund mooy li nga xamante ni moom mooy guddi gane àdduna yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam bu ñu ko waxee nag xel yëpp dafay dem ci Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu suñu ko waxee it xel yëpp dem ci dëkk bu sell bi di Tiwaawoon foofu nag la ñu nekk tey jii fas yéene fii ak ñuy egg ci bés bu sell boobu guddi gu sell googu ñuy am ak yéen ay waxtaan ngir ngeen gën a xam solos guddi gàmm googu solos màggal ko waaye ngeen gën a xam tamit tawféex bi nga xamante ni sunu borom defal na ko ci Afrique defal ko ci Sénégal muy jëmm jooju nga xamante ni daf ko dundal ci fànn yëpp ànd ci tamit ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñi mu doon yar ñu nekkoon tamit ci barab yu fasantikoo ci biir réew mi ñi mu doon yar nag tey dañ ci am chance di ci dalal ñaar ñoo xamante ni ay kilifa lañu ci nekk ay gëstukat nekk ay kàngam ñu fas yéene waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni moom la jamono ji laaj. toujours lépp rek ñu koy jëlee ci abreuvoir bu mag boobu nga xamante ni moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci ki nga xamante ni ndawam la ci ndawam lu ràññeeku di Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu kenn ci ñoom mooy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy bu Serigne Abdoul Al Amin nekk chercheur nekk tamit opérateur économique moom la ñuy am honneur u dalal ci jotaay bi sëñ Cheikh ñoo ngi lay nuyu di la dalal ci télévision Futur Média. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. wala yow yaa ñuy dalal ndax ci dëkk bi lañ nekk. dëkk yàlla la kon ñoom ñoo fi bokk yow. jërëjëf ñu ngi leen di nuyu di leen ziara. di rafetlu seen teewaay. di rafetlu it ci jamono jii mu nekk muy jamono yi gàmm. di màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. di nuyu mbokki téléspectateurs yëpp. di ñaan yàlla barke jotaay bi barkeel. incha allah amiin di ci dalal tamit beneen kàngam di Moulay Abdoul Aziz Diop moom tamit nekk gëstukat nekk jàngalekat nekk koo xamante ni tamit spécialiste la ci question éducation Moulay Abdou Aziz ñoo ngi lay nuyu di la dalal ci télévision Futur Média. jërëjëf Pape Djibi maa ngi am mbégte lool di la nuyu. di nuyu Serigne Cheikh. di nuyu way seetaankat yëpp. ci TFM. yaa ngi wax sax gis waaye ndongo daara lañu. tey moom dañu ñëw ci daara ji rek. ñëw nag ci turu kilifa gi sunu Serigne. Sëriñ Babacar Sy Mansour xalifa général des Tidianes pour nuyu di ko ziar di nuyu ziar njabootu Maam El Hadji Malick yëpp ak suñu papa sëriñ Maodo Sy Dabakh su ma ko tegee ci logo sëriñ Cheikh rek yaakaar naa njabootu Maam El Hadji Malick yëpp dugg nañ ñun ñëpp ñu nekk ci biir di la gërëm nag ci jërëjëf Moulay Abdou Aziz ni nga ko waxee foofu la ñuy tàmbalee gis nañ jamono yi bi nga xamante ni mbas mi jiitu ñëw na lu jiitu sax xëy na xew-xew yi di ñëw ba am décision yoo xamante ni kilifa yi jël nañ ko gis nañ nga doon produire ci li nga xamante ni moom mooy explication yuy entrer en droite ligne par rapport ak décision bi nga xamante ni autorité Tivaouane jël nañ ko daal di ne ku nekk na gàmmoo këram boo doon dellu siwaat ci contribution scientifique boobu lan lañ ci mën a jàpp. waaw contribution boobu ci de la peste au coronavirus. ndax jamonoy peste mbas mi. dafay fekkoon maam El Hadji Malick. jamonoy 1914-19. mu amoon ci taxawin bu rafet. boo xam ni ñëpp seetlu nañ ko. yi ñu ci gën a jël comme ñaari exemple mooy waa Guet Ndar jamono bi ñu bañee ñàkku ba tubaab bi bëgg leen boobu moom bi mu ko yëgee dafa dem joxe loxoom bu tedd ba. à travers l'exemplarité mu sauver des vies humaines donc dafay ñëwaat xëy na ci thème bi la dimension humaine la dimension sociale waa Dakar Ponty Village bi ñu bañee délocalisé wu ñooñu nekk Médina tey ba amoon ay émeute tubaab bi moo sàkk woon ci moom intermédiation mu yebal maam Thierno Seydou Nourou Tall doon gorom doon mu xaddamam mu dox ci tànku njekk ba ñu accepté dem loolu daf lay woon ni donc lii tey xalifa bi jël dafa am chronologie mais dafa nekk wat ci watin wa dafa aw ay tànku maamam mais lu yamuñ ci loolu lettre ba Serigne Cheikh xëy na mën na ci ñëw bi mu bindoon jàkka yi ak imaam yi wax leen na ngeen déglu ndigalu way kër docteur suy mel ni ma see xew beneen bi tamit mooy na ngeen jëfandikoo digle Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbas fu mu xewee bu leen fa bouger bu leen fa jógee fu mu leen fekk na ngeen fa toog donc loolu dafa mel ni histoire di continuer
ba 2004 2006 am na choléra bi fi amoon sëñ Abdou Aziz Alamine boobu moo fi nekkoon porte parole sëñ Mansour nekkoon xalifa bi ñu gisoon geste barrière yi moom si boppam devant les télévisions ay spot ñu koy jàllale muy raxas loxoom di wane lan lañ mën def pour moytandi choléra modèle par l'exemple. par l'exemple bi lii ñëwee nag nekk lu bees Covid bi Covid 19 nekk lu ñu bett trop 2 mars la fi dugg le 14 mars Sëriñ Babacar Sy Mansour gannaaw bu mu ci diisoog njaboot gi rawatina rahmatullahi alayhi Sëriñ Pape Malick di woon porte parole am ak Sëriñ Maodo ak njaboot gi yëpp à un jour 24 heures ñu annulé ziar général annuel bu Tivaouane nga xam ne mooy 2e événement bu mag ci xadara bi yamu ci mu ni lépp luy xew-xewu diine fii ba jëmmi jamono luy rassemblement aju ci xadratul Malické dañ koy suspendre yamuñ ci le 21 sëriñ bi tëjlu daara ji confiné xale yi boobu état waxagul sax waxu confinement tëj xabru yi tëj zawiya ndax zawiya ñetti pàcc la daaraa nga fa internat baa nga fa jàkka jàng fa ñett yëpp di lieu de rassemblement mais état mi ngi jël mesure état d'urgence le 24 décembre le 24 mars autant pour moi donc sëriñ bi li mu def lépp nag am na fu mu ko cëslaay le 3 avril mu digle ay ñaan ne ku ko mën na nga ko def ànd ak woor lépp pour jaamu yàlla parce que lii di fi dugg mbas la waaye balaa la le 7 avril mu digle ne nañu génne sarax jox ko néew ji doole ji donc loolu lépp dafay jëm ci xam nga balaa dañuy la balaa dafa mel ni nga def délit ñu war la tëj 10 ans de prison ñaan ak sarax mën na koo def ba 1 mois de sursis peine bi dañ koy prononcer mais dafay oyof sëriñ bi yamu ci le 24 avril korité ñëw mu ni ku ne na julee sa kër comme mbas mi jógu fi parce que boobu état waxoon na nañu ouvriat mu ni comme état tëjloowuñu ñun duñu tëjloowuñu duñu tijloo duñu tijjiloo tabaski ñëw sëriñ bi wax jël la même décision tam xarit ñëw ziara ashura mu joxaat ndigal ne bépp daje bu mu am donc logique pour logique il a été cohérent et constant parce que waajuram wu tedd ba maam Abdou Aziz Dabakh dafa doon wax ni diiru mooy nekk xalifa ginaar gu feebar Tiwaawan man lañ koy laaj donc il y a un problème de responsabilité individuelle et collective à la fois gàmmu gi donc bi muy jël décision bi tamit daf ci waxtaan ak njaboot gi yëpp weetu ci concertation c'est li mu jël yëpp pour résumer bala bay ñëw Serigne Cheikh ci dimension yi la ko teg benn bi la dimension religieuse mooy jëfee digle yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su mbas ma say xew donc muy sunna benn bi la dimension scientifique déglu les recommandations médicales beneen bi c'est la dimension républicaine wane ni sëriñ si c'est des citoyens mais ils doivent être des citoyens exemplaires donc moom mu jiitu ci beneen bi mooy la dimension éthique de conviction parce que moom ko xam ni ay principes la mës a fonctionner mais éthique collective de responsabilité xam ni tey li aju ci moom dafa bari tey lii bu jël gàmmu dafa am spécificité fukki fanu burdul ak ñaar ñu fukki fan la ñuy burdu noppalu benn fan gàmmu fukki fan ba ak ñaar léegi fukki fan yooyu yëpp rassemblement la tey benn cas bu ci am wala lu ci mënti am moom ci responsabilité am la donc moo tax sëriñ bi pour résumer sa damay faral di wax ni sëriñ bi li mu wax yëpp da cee jiitu ak njaboot gi sol na masque confiné wu na mais tëjuwul dafa fatu loolu yàgg na ci kilifa jamono ñëw nga fatoog sa njaboot am loo def si ñoom donc pour résumer un peu sur pour montrer que la trajectoire c'est la cohérence c'est la constance mais lépp aussi daf ko teg rek ci diisoo. très bien Serigne Cheikh bu fekkee am par rapport ak taxawaay bi nga xamante ni Serigne Babacar Sy Mansour am na ko ngir responsabilité boobu nga xamante ni jàpp na ne ni mu koy assumer mooy mu rester ci cohérence boobu. waaw dinaa lever sax benn équivoque ci wàll boobu ndax mu lay matale na argumentaire bi nga xamante ni moo tax ci wàllu cohérence ak constance bi nga xamante ni moom la sëriñ bi am mais ma lever benn équivoque rek ci léeg-léeg nit ñi di wax pourquoi ñi ci waawoon julli gàmmu ñu ñeneen ñi ngi gàmmu et cetera di wax ne kilifa diine ci Sénégal dañu xam responsabilité bi nekku ci tegu seen ndodd kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi ñoom xam nañ ni ay sàmm lañu tey dinañu rendre compte ci sàmm googu ñoom ku ci nekk it sa responsabilité day tax bu fekkee ne la mu laaj comme ni ko mu laay waxee dafa am xam-xam boo xam ne dañ koo war a jëli ci keneen fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun la ñuy appliqué laaj borom xam-xam yi ñu wax leen borom xam-xam nag bu ñu leen joxee seen xalaat ñoom ñoo am responsabilité décider kii dafa jël décision pour toujours dans le cadre di sàmm am responsabilité ci nit ñi mais aussi sàmm bakkanu nit ñi mun na ni kaay leen ngeen fekk si ma wala kaay leen ñu dajaloo waaye ngeen respecté gestes barrières kii ne man sama responsabilité mooy ngeen toog seen kër
kon waroowuñu. ku ci nekk à la lumière des informations. waroowuñu donc man dama bëgg ñu lever équivoque boobu. parce que souvent nit ñi dañuy utiliser loolu pour jéem a xàjjale këru diine yeeg yooyu mais pour man kilifa diine waroowuñu ci loolu. dina am différence d'approche mais amul divergence d'approche. donc mun nañoo wuute ci ni ñu doxale mais waroowuñu ci ni ñu doxale donc foofu dama bëgg rek ñu lever équivoque boobu. di wax ni sëriñ bi dafa il a été cohérent il a été constant moom dans sa démarche. depuis le début. mbas mi sur la base information yi nga xamante ni jot na ko. fa tabarakallah ñu xam ni que li nga xamante ni te gàmmu it mën nañ ko def ci anam bu ne. kii nag parce que li ci am solo mooy. bi ko Seydi Hadj Malick doon woote li ci amoon solo mooy. mag ñi fekk si ko mu jox leen message ba ciy génne. nga xamante ni mag ñi moom lañ daan doxalee ba at dellu si waat mais aussi wane seen cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu ku nekk fa nga nekk war nga koo mën a doxalee. waaw léegi loolu mooy beneen question bi sëñ Cheikh ba la ñuy ñëw ci Moulay Abdou Aziz mooy neewul bu ñu gàmmu dane bu ñu gàmmu ji donc différence bi mooy mën ngaa bañ a gàmmu ji ba noppi gàmmu. gis li fii tamit beneen mbir bi fi am solo mooy quel que soit alpha jullit bi fu mu mën di nekk dina màggal guddi gane àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu jaraloon Seydi Hadji Malick mu yóbbu màggal guddi yonent bi ci dimension boobu ba nga xamante ni donte mbas mi am na tey waaye ndigalu xalif bi mooy ku nekk fa nga nekk na nga ko màggal. waaw Seydi Hadji Malick dafa amoon cofeel ci yonent bi kooku foog naa ni sallallahu alayhi wa sallam kooku foog naa ni c'est li gën a fës en tout cas ci liggéeyam ci diine mooy cofeel bi nga xamante ni amoon na ko ci yonent bi waaye cofeel goo xamante ni desul rek ci cofeel diggante nit ak yonentam dafa topp modèle boobu ndax moom day wax naan ci bindam sopp naa rek te du ma topp loolu taxul ñuy wax moom cofeel googu daf ko transformé en modèle laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah loolu la gëmoon ba fexe ba cofeel googu mu booy xool dafa am ko ma waxtaan ma doon waxtaan déglu barki démb Ousmane Ndiaye def ko ci diggante imaamu Bichri ci Burda ak Xilaatu Dahab ci imam Seydi Hadji Malick bind muy wax ne kii dafa bind di tagg yonent bi kii dafa bind di jàngale yonent bi donc Seydi Hadji Malick mbindam donte am na tagg yonent bi waaye dafa indiwaat njàngale yonent bi tabarakallah donc mu nekk nag suñu modèle mu nekk modèle prophétique boo xamante ni leer googu dafa war a wasaare ci nit ñi mu xamante mu nekk suñu cëslaay ci suñu doxalinu àdduna ngir ñu am njëriñu àdduna am njëriñu àllaaxira. très bien màggal wax na léegi bokk na ci meññeent wala lu ñuy jële ci màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy njëriñu àdduna ak àllaaxira njëriñ loolu boo ko doon leeral tey mu lay lan lay nekk lan la nit jullit bi war a jëlee ci def taxaw seetlu boobu ak feeñal mbégteem ci tawféex gi nga xam suñu borom defal nañu ko baaxee ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. waaw xam nga tey royloowuñu kenn ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. maam El Hadj Malick bàyyiwu fi tamit benn bis bu dul bisu màggal waxul sax guddi yonent bi ndax yonent bi fi la fekk guddi fi la ko bàyyi mais daf ni guddi gi tombé yonent bi gane àdduna nañ ko màggal waaye am na nu mu ko waxee nag ala azimu laylal wiladati hisbatan isa lam yakun nahwal harami hudul ndax lu tax gàmmu daan na am mais sous une forme païenne maanaam daan nañ ko màggal mais ci lu aram ci naan alcool ci pecc ci fo moom dafa ñëw delloose ko ci coslaay ci sunna parce que bu ñu fàtte ni xam nga nit ñi dañ koy wax naan la aada la bidaa la waaye même su loona bidaa sax lu ñu war a créer la ndax loo xam ne borom bee ci jiitu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi borom bi mook ay malaakaam julli nañ ci yeneen bi xam nga ñun bis bu nekk kuy def salaatu ala nabi rek yaa ngi màggal yeneen bi seentale benn bis bi c'est pour la symbolique ku di gàmm mais bis bu nekk kuy weddu salaatu fatiha kuy julli ci yeneen bi yaa ngi koy màggal sa moom rek la ñu war a màggal mais lu tax moom mu ni nañ ko defee nii ndax dafa xam ni tey am na ci ñoo xam ni seen pas-pas dañ leen koy omatal doo leen bàyyi rek xam nga dañuy wax maam El Hadji Malick soo xoolee stratégie ñett la ma dama naan ñett bu njëkk bi mooy soo xoolee ba mu demee Màkka la mu ñaanoon maa ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala na ma may tey suuf su lew su ma mën a jaamoo yàlla tuur fa sama ñaq muy jagsaaw juba boobu Cheikh dina ci ñëw bi ci topp mooy lu ñu mën a tabaxalee ay kër nañ ko defal ay néegu yàlla moo tax 1991 bi ñu defee recensement 4703 mosquées yoo xam ni bis bu ne subaa ngoon salaatul fatiha ñi ngi fay wasifa di fa zikr xam nga loolu donc ñaanam gu nangu la
bàyyi fi patrimoine bâti patrimoine immatériel la fi bàyyi mooy ay nit bi ci topp mooy loo mën a may nag moo ko dencal ëllëg mooy culte personnalité xam nga noonu nañu wax 27 juin ci la génn àdduna mardi 27 juin mais doo dégg kenn ku la ko wax 14 septembre li tax ñu koy màggal anniversaire Maam Abdou dama naan dañ ko rob ci xol yi moo tax su 14 septembre jotee ñëpp naan anniversaire mais jëmmu anniversaire benn la fi bàyyi muy màggal guddi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam beneen ñetti bi ma la wax mooy zawiya yi parce que loolu mu def comme stratégie yëpp dafa wut fu mu ko opérationnaliser mooy zawiya le triptyque là jaara jàkka këru wàccuwaay wala internat moo tax maa ngi koy waxtaan sànq seen Cheikh man leen le premier précurseur de la décentralisation au Sénégal Maam El Hadji Malick la acte 1 fu mu ko posé njaarnde jaar na fa waaye jagsaaw plus de 800 muxaddam yoo xam ne dañ leen former disséminer leen à l'intérieur du pays mu mel ni foofu moo doon dynamo bi centrale bi fa la nekk ñu jox leen piste jox Pape Djibi jox Cheikh mais foofu lañ leen alimenté ba tey Sénégal Gabon Afrique de l'Ouest foo dem fekk fa ay muxaddam beneen bi mooy guddi bi nga wax pour ñëwaat benn guddi la fi bàyyi un homme c'est homme bi du moom mooy Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam une nuit guddi gi tombeeg mu gën a àdduna un message c'est le message divin c'est le message prophétique loolu rek mooy fàttalante guddi gu mel noonu ban njëriñ la mën a ay yiw la dimbale foofu laa bëgg a xam nga xisbatan boobu mooy ngëneel yi moo bari mais si niñ koy màggalee donc nit man dama koy wax sax réew mu naqaree waxee rek nit tey mën na ko fekk Vatican supposons gàmmu ren mu màggal ko Vatican màggal ko koo xam ni tey xëy na ma nga sa Médine màggalu ko parce que màggal bi ci xol la ak ci doxalin la donc cela veut dire Maam El Hadji Malick gis ko si benn lieu neewul ku nekk li ko gënal nag comme li mu wax parce que Tiwaawoon mag mu am lul benn guddi benn message su sañoon njabootam guddi googu lay am waaye nit gànt day am ren Cheikh ñi waroon dem màgg am paas sa demuñu pourtant bàkkaaruñu ngant la plus de 40 fois aj nañ fa màkk donc nit ñi nañ jàppee ni depuis 1902 ñu ñëw Tiwaawan ren ñun sëriñ bi ne ku ne na nga toog sa sëriñ bi loolu il faut ñu leeral ko Pape Djibi sëriñ bi waxul ne nañ ñëw Tiwaawan même am na ñoo xam ne am nañu kër Tiwaawan te danaan la ka dëkk Dakar te du Cheikh a ngi nii mi ngi naan ma léegi man Dakar ma ne ko man Abdou Aziz man Thiès laay toog ka nekk Ziguinchor toog Ziguinchor ka nekk Paris toog Paris ku ne na ko màggal pour ndax sëriñ bi bañ mooy rassemblement bi sama moo ci jiitu tey gisoo burdu gisoo fi gàmmu gisoo fi cérémonie très bien Moulay Abdou Aziz mu ñëw ci aspect bu am solo sëñ Cheikh tey jii boo gisee adduna bi ni mu yëngatoo jaxasoo bokk na ci gis ndax actualité la ñu jël Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko caricaturer ba am ci ñoo xamante ni sax jàpp nañ ne jullit ñi wala ñi ñu tuddee ay jihadistes jëfe nañ ci sago ba mu ëpp daal di mooy enseignant boobu nga xam mujj nañ ko rendi fi nga xamante ni moom mooy fii di France ñu dégg tamit président France génn ne la France ne renoncera pas à la caricature ban jàngat nga ci am. waaw d'abord ñun dañu nekk ay jullit sa ñu fonk Yonent bi ndax mooy sallallahu alayhi wa sallam ndax mooy ngën ni mbindeef ndegam suñuy sëriñ yi nga xamante ni ñoom ñoo ni Yonent bi moo leen a gën. ñu nekk ku mel ni Xaadimu Rasuul ne moom mooy Xaadimu Rasuul ku mel ni Seydi Hadji Malick ne moom liggéeyam yëpp ci Yonent bi la koy def ndegam suñu sëriñ rek suñu leen laalee suñu xol jóg waxuma laa ku toll ni Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ni moo tax li Sëriñ Mansour daan wax ñu ne xew bay xew bu fekkee ne laal nañu lu toll ni tarfatal ayni ci moom dina laal suñu xol te Seydi Hadji Malick daf ñu jàngal ci respect bi mu am à la différence booy xool ci Faakihatu Tulaab bind yu bari bind na ko ci loolu naka la taalibe bi di war a respecter différence naka la taalibe bi war a comporter woo par rapport ak ki nga xamante ni bokkul ak moom diine ñun suñu jàngalee lu mel noonu gis keneen ku nekk ci beneen yoon wala ci beneen diine di am attitude boo xamante ni dafay waroo ak loolu ñun daf ñuy xaw a dañu naan ko ñun on est en avance dañu nekk en avance sur l'Occident par rapport à la tolérance par rapport au respect de la différence te loolu je pense que suñu éthique soufi moo ñu ko permettre te spiritualité boobu nga xamante ni am na ko ci suñu njàng parce que science bu àndul ak spiritualité wala développement bu àndul ak spiritualité mooy jur li nga xamante moo am ay France actuellement je pense que en tout cas Occident wala boog le monde occidental en général gagnerait à être en tout cas am maa ngi wax tubaab de baal ma ci kii bi le monde occidental dina gagner di xool ci ñi nga xamante ne mooy spiritualité tey maa ngi gis bëgguma ko sax commenter am na benn kilifa bu wax mbir ci mbirum borom ñaari tur yi aussi da ngay sentir ne que
Occident tey war na mën a bëgg ba sax ay mën nañ ko wax sax c'est le pape le pape François moom moo ko wax ba am ay catholiques yu nekk biir Sénégal di ko ŋàññ day wane nii rek ñun niveau en tout cas ci wàllu spiritualité on n'a rien à envier aux autres non on est très loin on est en avance on est en avance sur eux ils ont beaucoup à apprendre l'Occident a beaucoup à apprendre ci ñun suñu spiritualité donc aujourd'hui nan la jullit bi war a réagir face à ces provocations là nga xamante ni jamono bu ji nekk pas-pasam mën nañ ko toucher su boobaa ban taxawaay ban attitude la war a am. xam nga yàlla dafa wax pour ñu gën a pour l'interconnaissance maanaam ñu gën a xamante. loolu je pense que tubaab yi. war a bokk Occident en général war nañu ma gën a mën a te Hassan dama daan wax lu mel noonu. mu naan ñun effort yi ñuy def pour xam leen yéen defu leen autant d'effort pour xam ñu. tubaab buy wax ak tubaab yi. waaw. dafa war a dox jot tubaab yi gën a def effort pour xam lan mooy diine islam. xam lan mooy Afrique. parce que je pense que tey loolu foofu c'est un véritable problème. véritable problème foofu la. te brassage bi nga xamante ne am na ci diggante culture yi. mu am tey France mais ñuy boot diggante. intégration bi jafe bi am. jafe lool en Europe waaw ku ne di bëgg a jël. ku nekk bëgg a dem yoonam. donc tey l'enseignement ñun ni ñuy waxee ni ñun suñu enseignement dañ ko war a delloowaat. waaw njàngatu mag ñeeg yooyu. ñoom seen enseignement war nañ ko gën a yóbbu ci spiritualité. pour gën a xam pour gën a xale yi. gën a mën a dugal seen bopp naka la ñu mën a àndee ak yeneen i culture ndax suprématie culture bi nga xamante ne ñoom lañ mës a cultiver ci seen biir yaakaar ne seen culture moo gën a développé je pense que c'est une décadence la léegi voilà dafa décadence sax la indi actuellement Moulay Abdou Aziz dégg nga li nga xamante ni Serigne Cheikh wax na ko par rapport ak caricature boobu nga xam ñoo ngi koy song yonent bi ndax cong yu bari la du lu bees nag yàgg na waaye xëy na léegi avec effet bi nga xamante ni médias yi dinañ ko am moo tax mu gën a fes gën a métti lan moo war a tax ñu song jëmm ju mel noonu ndax dañoo bëgg jullit ñi seen pas-pas wàññeeku wala ndax daf koy yokk man dama jàpp ni daf koy yokk en tout cas man su ma ko contextualiser ci Sénégal jàngat bu gàtt bi ma ci am mooy daf ñu war a gën a ñu war a gën a xam li ñu am c'est li ñu am génnul suñu mag ñu baax ni parce que li nga xam ne yeneen réew yi ñàkk nañ ko mooy kilifa Sénégal nag suñu chance mooy patrimoine immatériel boobu ñu am c'est-à-dire am ay cëslaay mooy surtout même si nous sommes un état laïque man dama koy wax toujours la laïcité à la sénégalaise n'est pas à la française fële c'est une séparation nette fële Bakary Samb nee na fële laïcisme la voilà du laïcité fii mën nañ ko il faut ñu contextualiser pourquoi parce que dafa am lu fi am le spirituel et le temporel mais la légitimité sociologique kilifa yi ñoo ko am xam nga wax naa la sànq ci maam El Hadji Malick ci peste bi tubaab bi dem ba bëgg leen a boom utiliser la force même s'il a le monopole de la force légale mais kii moom par un seul geste il a sauvé des vies donc suñu mag ñooñu tey ñoo suñu cëslaay ce qui fait que ay rempart lañu démb mais tey lañ war a gën a ce dialogue interreligieux ce soufisme mag ñi seen njàng c'est-à-dire bu ñu jéggaani bu ñu am complexe parce que loolu nga gis tey tubaab bi di ko def parce que ñoom c'est une société boo xam ni c'est en perte de vitesse gis nga 11 septembre bi mu amee 2001 oui 11 septembre 11 septembre 11 man année boobu fekk na ba États-Unis New York Harlem quartier boobu ma doon dem souvent benn jàkka moo fa nekkoon wala ñaar mais ma gis jàkka yi bari trop nga ñoom après dañu gëstu parce que dañu l'islam est une religion de violence mais ñu gis ni cause bi tax peut-être ñu ni xëy na Ben Laden wala loolu c'est une cause noble nga gis ñuy convertir di dugg ci l'islam donc tey yi tubaab yi ils sont en situation de détresse mais cela veut dire que ñun aussi dañu war a gën a d'abord éducation aux valeurs suuxat ko ci ndaw yi mais gën a bindu mag ñi ñu revivifier ko ba pare parce que mag ñi lan la continuer di modèle prophétique maam El Hadji Malick li mu woote gàmm wooteel boppam Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lay jàngale dundam yépp loolu la ko def donc dafa war a fexe ñu gën a am cëslaay gën a jàpp lu ñu am gën a xam lu ñu am parce que dans d'autres pays y a le tribalisme amu fi am na coup d'état amu fi am na guerre civile amu fi lu ko fi indi mag ñooñu la mag ñu baax ñooñu ak éducation bi ñu tarbiyee seen i njaboot ba nga xam ne waxuma la violence mais culture de la paix lañ intérioriser seen biir très bien mu nekk lu ay bind yu am solo sëñ Cheikh ñu dem rapidement ci beneen domaine boo xamante ni tamit daf ñu intéressé te Seydi Hadji Malick wane ko ci jàngaleem wax na léegi ne dafa pratiquer li décentralisation avant l'heure ci wàllu xam-xam ak ci wàllu liggéey dimension économique bi ak approche économique bi nga xamante ni amoon na ko pour permettre nit ñi non seulement ñu xam seen diine mais ñu mën a am lu ñu yor ba mën a sàmm seen ngor ak seen diine boo doon dellu siwaat ci approche boobu lan lay nekk waaw comme ñoo ko waxee sànq rek Seydi Hadji Malick ci triptyque
Dia Djouba la basé toute sa philosophie. mu ne triptyque bi lan la. jàng julli bay. Dia Djouba te fu mu nekk rek. dina fa teg tabax zawiya. zawiya dafa amoon fonction sociale. fonction spirituelle. fonction religieuse. mais aussi toujours dana am ca pegg ma benn tool boo xamante ni. mu lay wax na ko sànq bu mu demee màkk loolu la fa ñaanoon. yàlla na ma yàlla may pàkk boo xamante ni dinaa fay mën a tuur sama ñaq. donc dafa xamoon ni que. su doon jamono ji dañ naan c'est inimaginable mu taxawal école. de formation te doom industrie ci wet. mais damay faral wax sax ni. ni ñuy créer ay sport étude. di créer benn école boo xam da nga fay jàngale di tàngal yaram. am noonu la ñu waroon a créer ay champ école. exactement école boo xam ne da ngay xëy suba jàngi bu ngoonee nga dem ci tool yi. ba tabarakalla moom donc mu laay wax na ko. politique am yëpp ci jàbbu bala ko rek. mais aussi ci décentralisation. ndax mag ñi bu ñu ñëwaan daje ci fu mel ni Njaarne ba pare wala fu mel ni Jaksaaw bu ñu paree ku nekk dafa lay boo amee la nga war a am ci moom ba pare. dafa lay jël teg la ci benn pàcc ci réew mi. loolu mu defoon ko stratégie de décentralisation. mais aussi de création de nouveaux pôles. parce que mag ñooñu ay borom xam-xam lañu. bu ñu demee dañuy créer de nouveaux pôles ak les services sociaux de base yi nga xamante moo fa ndax. bu commencé màgg. créer la vie tout court. ville exactement. hôpital dina centre de santé wala case de santé dina fa ubbi état dina ñëw xottil la yoon nga commencé bay et finalement ñooñu da ngay gis ay sax ay grands agriculteurs la ñu nekk mun na dem ba egg ci agro business. finalement lan moo nekkoon secret de la réussite bi. ndax gis nañ ne loolu li tax mu mën a am ndax gis nañ ne difficulté boobu am nañ ko ci ñun boo gisee suñu état ni muy doxee dinañ def acte 1 def acte 2 def acte 3 jëmmi acte 3 bi rek mise en œuvre bi dinañ ci jooy ba ci yàgg ñu ne dañu war a réformer administration ba ci yàgg ñu ne est-ce qu'on a les hommes qu'il faut pour porter les réformes du patron capital humain bi nan la ko doon réussir ba mu nekk de qualité. damay xool souvent modèle agricole bi nga xamante ni wala modèle économique bi nga xamante ne Seydi Hadji Malick def génne na ko ma gis ne que daanaka ñun li ñuy génne comme concept yëpp. moom ñoom jëmbaloon nañ ko ba pare. boo ko jëlee d'abord ci li ñuy wax le licite kasbu xalaal mooy fàggu lu lew pour mën a dunde mooy lépp lu ñuy wax déontologie éthique ci suñu société yi boo jëlee tey li ñuy wax Seydi Hadji Malick mës nañ ko wax ci wàllu mbay tubaab bi ñëw laaj ko ne ko waaw dañu bëggoon nga wax taalibe yi ñuy bay gerte ndax boobu gerte moom lañu gënoon soxla mu ne leen waaw su ngeen ko fayee prix bu baax mooy li ñuy wax commerce équitable tey. commerce équitable boo jëlee. capacité de négociation. exactement capacité de négociation boo jëlee agropole yi ñuy wax nii tey nga xamante ne dañuy jël xool dëkk bu nekk ñu xool potentialité dafa am. ñu développé ko. waaw ba yóbbu fa nit ñi pour ñu liggéey. mais Seydi Hadji Malick loolu def. jël ay mag yóbbu leen ci ay zone ñuy liggéey. nit ñi fekk leen fa ñu créé fa ay pôle de développement. tout à fait donc da ngay gis ne que fàggu lu lew. mais aussi utilisation xaalis bu lew. ndax tey. da nga daan gis suñu xaalis ma xaalis bi mu demee màkk xaalisu mbay la. donc gannaaw ba mu cee dunde génnee li muy dunde mais daf ci jël li ci des dem ci màkk. beneen yoon am na boo xamante ne mbay mu am solo la bay. gis ne que waa kër Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ca màkk ca Fass dañoo am ay jafe-jafe. gannaaw ba mu ci génnee la mu war a dunde mu jël yónnee leen ci pour jàppale leen. donc dafa. day fàggu lu lew mais aussi utilisation ba muy def ca la mu bay ci lu lew la koy dugalaat. très bien donc tout ça day rentrer dans le cadre du kasbul halal boobu may wax le licite dans tous ces actes fa tabarakallah kon modèle boobu aujourd'hui mooy modèle bi nga xamante ni moom la ñu war a réactualiser waat surtout nag ci wàllu bi nga xamante ni contexte bi ñu vivre nii muy contexte Covid bi. nga xamante ni dañuy wax ni que ku nekk da nga war a delluwaat ci la nga amoon. am autonomie souveraineté alimentaire. Seydi Hadji Malick daan wax ci tool yi. nañuy wut toujours tokkoor. ñi ngi wax benn webinaire barki dem rek kii di ko fàttali. tokkoor yooyu moo daan permettre. mais kër yi. ñu am loo xamante ni mën nañ koo dundee. culture vivrière boobu. donc auto consommation maanaam consommer local. bay weccee bay denc. exactement bay soppi. exactement donc da ngay gis ne que concept yi nga xamante ni ñu ngi koy yëkkati yëpp. ñoom théoriser nañ ko. appliqué ko très bien tabarakallah. très bien Moulay waaw bu dee am nga commentaire. Malick chance am cheikhoon na ko wàllu éthique. mësul wax dem leen tool. dafa daan wax kaay leen ñu dem tool moo ci daan jiitu. mooy jiitu ci jàkka ji. mooy jiitu ci tool ji lu tax mu wutoon loolu. pour am autonomie. parce que nekkoon na fekk tubaab bi. c'est pour nga mën a def li ngay def benn bi d'abord il faut nga am benn autonomie bi. autonomie bi mooy indépendance foog nga mën sa bopp.
soo gisee ci wàllu loolu mu daan def bay dunde lu lew ndax ijaaba ñaan mu nangu boroom xam-xam yi nee nañu mi ngi ànd ak lekk lu lew ndax li ñuy wax ni xaalisu ger képp ku koy lekk mën nga ni sa yaram li ñu def naa nu nga ko waxee sax kullu laxmin nabata fi suxti fa naaru awlaa bihi képp kuy suuxate sa yaram ci lu lewul wala lu ger xamal ni nitu safara nga moom nag yooyu yëpp da ko xamoon mais loolu mu daan bay lii da koy dundale njaboot gi da ci génne azaka mais beneen mbir bi ci am gën a am solo mooy 14-18 Atoumane Ndiaye nee na ma bi ñuy laaj effort pour la contribution de guerre lam ci joxe ci lu takku ci boobu nee na boobu bari ko dërëm la xaw ma daal mais joxe na loo xam ni tey su doon tey ay milliards la beneen bi sama maam Yusufa Diop maam Yusufa Diop moo jur sama papa moom la dénkoon Jaksaaw jël doomam bu jigéen soxna Asetu dénk ko mais nee na ñoom si boppam daf leen daan jël ñuy commerce tamit à côté de l'agriculture daf daan dem commerce dañ daan dem ba côté réew Maawo côté Touba Toul fu ne lañ daan dem sa loolu soo ñëwee Pape Djibi si contexte tey bi maa ngi koy wax man leen Tiwaawoon tey ñoom Serigne Cheikh année yëpp ñu ngi ci def symposium ba ci ren ji Abdou Hamid webinaire yi ñu def surtout dañ ko jël sur le modèle du développement économique cela veut dire que religieux yi ils sont même en avance sur le temporel parce que vision bi ñu am ci naka mooy xam nga ñun ñu ngi wax acte 2 acte 1 de la décentralisation acte 2 acte 3 fi ñu toll ñu ngi waroon jëm phase 2 wu acte 3 bi mooy les pôles territoriaux mais ñoom dañ ko teel a schématiser xoolal Tivaouane tey Mame El Hadji Malick ni mu fi sampoo ci au cœur du Kayor Tivaouane nekk département boo xam ne tey avantage comparatif bi mu am yeneen département yu bari amuñ ko sur le plan minier c'est le premier département minier parce que Thiès mooy première région minière sur le plan agricole la zone des Niayes fu mu nekk Tivaouane le bassin arachidier mais sur le plan commercial Touba Toul la ngi nii Ngaye Mékhé l'artisanat donc yooyu yëpp soo ko jëlee dafay nekk un hub sa lépp dafa nekk lu lew commerce lu lew la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan def commerce mais mbay dafa nekk lu lew soo ko gisee donc ñun soo ko jëlee ci Mame El Hadji Malick adapté ko njàngam ak nam formé ay nitam ku leen ko jox léegi foofu difficulté bi ñu am Moulay mooy loolu yëpp am na potentiel bi am na wax nga ko léegi patrimoine bi am na léegi moom liggéey bi nga xamante ni doon na ko def ba ñooñu kum ci yabal ci barab bu nekk ci biir Sénégal nga def fa lu kawe njortam xëy na def fa liggéey bu am solo lan est-ce que tey ji réactualiser la sëñ Cheikh wax léegi nan lañ ci mën a jàngee ba ñoom dynamique bi ñu wane woon ñu mën cee def tey ay jéego yu am solo xam nga Mame El Hadji Malick fi nit ñi di mujjee moom foofu la tàmbalee xam nga li mu njëkk a tàmbale xam nga dafa am 2 dimensions la dimension dañuy wax socio-économique mais moom dimension humaine bi la njëkk a jël mooy fexe ba nit ki xam nekk nite nekku nit beneen bi nit ki aussi am éthique parce que valeurs yooyu yëpp dafay denku ci diine parce que soo gisee ci wàllu julli ci wàllu jàng dafay former nit ba nga xam lu mu damay jox exemple toujours dama naan leen Serigne Lamine Diop nekkoon na imaamu Naïb vous savez Mame El Hadji Malick toppoon ci rawaan mais soo gisee ci histoire du Sénégal il fait partie des meilleurs ministres des finances ndax lu tax nañ ko formaté woon la tey xam nga si wàllu àdduna ministre des finances mais tey diine ba juddu ak jàngale Mame El Hadji Malick ba nga xam ni tey xëy na am na njabootam la woon bien sûr comme tant d'autres mais dafa nekkoon koo xam ne modèle la loolu nag foo dem tey képp kuy produit Mame El Hadji Malick boo xam ne jóge na ci école am noonu la formaté loolu ba lu ñu la dénk rek éthique de responsabilité bi day am individuelle et collective à la fois c'est-à-dire que yorin bi dafay nekk loo xam ni dafay tegu ci cëslaayu mag ñi mais dafay tegu ci njub dafay tegu ci xam sëñ Cheikh défi bi ñu am jamono ji wax nga ko léegi tudd Covid bi mooy défi économique bi nga xamante ni am nañ ko wala relance de l'économie yow nga nekk acteur économique tey ji nan la ñu d'abord fàttalante jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais surtout dem puiser ji ci li nga xamante ni mooy abreuvoir boobu di Seydi Hadji Malick nan la ñu mën a dimbalee pour ñu mën a amorcer définitivement aussi bien une relance de l'activité économique mais surtout ñu accéder ci niveau de développement bi ñu bëgg waaw loolu question bu am solo la tey dañuy dafa am lu ñuy wax changement de paradigme bu am nécessairement boo xamante ni il faut que ñu opérer ko ndax dafa may wax Covid bi dafa màbbal ay certitudes yu bari yoo xamante ni tey yaakaaroon nañ ni libéralisme capitalisme moom moo triomphé voilà moo fi nekk Francis Fukuyama ne woon na la fin de l'histoire voilà tey ñoom ñëpp ñu ngi tëju ku ne yaay tëj sa ay frontières donc ça veut dire que tey il faut que ñu xoolaat doxalin mi te ñu gis ne que mag ñi am na lu ñu ci bàyyi woon loo xamante ni vraiment suñ ci amee buñ ci sukkandikoo dina indi ay yoon ay piste de réflexion yoo xam ne mën nañ cee jaar ngir mën a ñoŋal suñu àdduna benn ci piste de réflexion dama koy xool ci ñaari niveau à niveau individuel d'abord on a parlé
de l'éthique. Ça, c'est-à-dire que il faut que nit ñi l'homme d'affaires, l'entrepreneur xam ni que accumuler pour accumuler taxul woon jóg mag ñi. C'est important. li leen nga taxoon parce que même booy xool léegi te gis nga yenn ci ñoom sax commencé woon nañ ko comprendre. bu ñuy wax le business social. boo xam ne ñu ngi koy commencé développer. Entrepreneuriat social. Social business. xam nañ ni que xaalis bi ngay accumuler. soo ko delloo waatul ci askan bi. tu appauvris askan bi te tu perds ton marché. Exactement. Donc dañu xam ni que même au plan individuel. devoir de partage boobu. il faut que ñu gën ko dëgëral. te mag ñi ci loolu lañ doon loolu ci seen philosophie ci la bokk. au plan communautaire. mag ñi dañu fi tegoon loo xam ne muy daayira. daayira moo doon structure de base wala organisation de base bi nga xamante ni moom lañ fi bàyyi. te organisation de base ñoom teguñu ko woon. ngir di dajal xaalis di leen indi non ñoom dañ ko organiser woon. pour que daayira bi di mën a jël en charge les problèmes sociaux yi nga xamante moom la ñuy confronter. Tout à fait. daayira bi léeg-léeg mu am ku feebar ci biir waaye daayira bi. solidarité mooy mutuelle yooyu. léegi kenn feebar ñoom ñaar ñu cotiser seen biir. indil ko léeg-léeg ñu cotiser dem yóbbul sëriñ bi non pas. comme ni ñu koy waxee xalaatee. yóbbul sëriñ bi mu dugal ci poche am lekk non pour que sëriñ bi jouer un rôle de redistributeur. Exactement. Redistribution. tey jii mën nañu basé wu ci organisation yooyu pour ay cadres yi nga xamante ne ay cadres coopératifs yi nga système coopératif bi nga xamante ne état bi xalaataat na ko pour indiwaat ko. système coopératif boo xam ne basé wul ci benn ñu bokk pas-pas parce que nit ñi pour ñu mën a ànd liggéey. surtout lu jëm ci wàllu koom. il faut que ñu bokk pas-pas tuuti. donc pour man système communautariste bi nga xamante mën nañ ko mettre en place sur la base des coopératives. war nañ ko mën a jaale ci daayira yi. wala boog mu inspiré wu. ci modèle daayira. ngir mën a parce que rarement ngay ñu ne daayira bi tas na. te ñaari fan yu ne nga dégg. wala détourné na wala jëwriñ bi détourné na xaalis. donc je pense que war nañu mën a inspiré wu ci système yooyu. ngir gën a mën a ñoŋal. alors est-ce que tey beneen question bi mooy est-ce que dans l'élaboration dans la réflexion par rapport ak politique publique yi ñuy am dans l'élaboration est-ce que l'avis des religieux des cités religieuses est-ce que ñoo ngi koy tenir en compte jusqu'à présent non et moi je pense que foofu la problème bi nekkee ndax dafa am ay structures yoo xamante ne ñoom ñooy xalaat même les lois yi nga xamante ne ñoom la ñuy indi tout à fait lois yi sax du ñu tenir compte ci avis yi bu dee ci wàllu social bu dee ci wàllu économie te foofu njuumte bi doguma la mooy ay grands universitaires ñoom ñoo fa nekk tamit ay borom xam-xam rek ñoom ñoo fa nekk. mais exactement mais tey am na ay structures yu mel ne ay conseil économique et social et environnemental nga xamante ni peut-être am na ay lois yoo xamante war nañ faa mën a gimmee. foofu war nañ mën a am ay chefs religieux wala ay hommes de religion yoo xamante ni war nañ fee mën a joxe seen avis. bon assemblée nationale c'est vrai que c'est la loi de la démocratie. boobu kenn mënul wax ne que il faut ñu yóbbu fa benn sëriñ. mais war nañu am inspiration. religieuse bu fay dugg ngir mën a orienter. en tout cas les prises de décision au niveau des lois loolu yëpp ay xalaat la damay jël lu mel ni même sur au plan de la construction des infrastructures tey fu mel ni Tivaouane gis nga xalifa bi benn guddi la woote ñu am fii benn somme toll noonu macha allah da lay wan ni capacité de mobilisation boo demee Touba même chose boo demee beneen dëkk yi même chose mu wan la capacité de mobilisation yu communauté yi am tey bu dee woon tey bu 21h jotee kenn du génn te oto du rond te kenn du génn exactement donc yooyu état bi war na ci mën di jël en compte ngir gën a mën a ñoŋal gën koo jëfandikoo daal pour le bien de tout le monde exactement léegi waaw institutionnaliser ko au Sénégal c'est une réalité xam nga tax ma koy wax gis nga tey Pep xam nga ñëpp a ngi déglu état mais ñëpp déggaluñu état Covid bi wane na ko ku ne fa nga aju nga déglu cela veut dire que ñoom légitimité boobu donc dans les politiques publiques comme li nga wax ci doxinu réew mi mënuñu leen ci ignorer la preuve le port du masque état bi def nañ amende génne force de l'ordre yi nit ñi dëgër bopp mais bi ñu gisee sunu les kilifa diine yi commencé sol masque rek la pédagogie par l'exemple mais rapidement donc loolu gis nga aussi tey même sur les politiques économiques luñ ci mën dem parce que dañuy jàpp benn erreur boo xam ni Sénégal dafa yàgg dañuy jàpp ni intellectuel mooy ki jàng nasaraan mais ki jàng daara wala ki jàng alxuraan pour ñoom du intellectuel tey maam El Hadji Malick maam Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Omar Fouti mag ñu mel dañ naan ay arabisants lañu alors que ñooñu tey non seulement benn am nañu xam-xam bi mais aussi cëslaay bi nga xam ne mooy li ñuy wax sànq valeur u sur le fois boo la leen yox dañ koy jox yorin bu sell ñun ñuy yëngu ci wàllu bonne gouvernance xam nañu loolu Cheikh wax na ko léegi ci wàllu lan la Seydi Hadji Malick jàngale ci bonne gouvernance non li mu jàngale ci bonne gouvernance principe yëpp da ko appliqué principe yëpp da ko appliqué bi ci jiitu xam nga bonne gouvernance ñun dañ naan éthique wax duñu sax bonne gouvernance parce que ay principe participation redevabilité transparence mais moom lépp maison de verre la woon
premier principe bonne gouvernance mooy koo xam ni la mu doon woote moo ci jiitu musul am bëkk nekk parce que waxtu juróom yëpp mi ngi si jàkka ji su génnee li Cheikh wax ba lu leew lay dundee ba pare exploité wu nit ñi ba pare addiye corruption xam nga ñun forum civil laa bokk corruption lu Maam Alaaji Maalik wax dafa ni addiye riche wala ger la su dee soxla da koo jiitu wala soxla topp ci taalibe bi ñëw ci yow sëriñ bi jox la 2 millions 3 millions wëlbati ko suba ne la dama am bateau bu nekk port dama am marché bu ma bëgg a jàppale ma ci mi ngi lay ger jënd sa ngor moom donc noonu la ko qualifié moo tax mu wut tool yooyu jag saaw pour dundee lu leew pour am haute indépendance am donc mën naan la moom bonne gouvernance bi yamu ci principe yëpp da ko appliqué mais bi ci gën a ëpp solo mooy éthique bi c'est-à-dire que moom il a été un modèle d'exemplarité ba fu mu samp nit ak njabootam soo xoolee rek muy Maam El Hadji Malick parce que tànkam tegu ko fenn lu très bien léegi li ñu cëraloon ci waxtu jeex na waxtaan bi am na solo lool question yu bari feeñ na fi mais surtout ni ñu war a jëfandikoo encore une fois sunu patrimoine immatériel boobu sëñ Cheikh tey jii ci li nga xamante ni Moulay wax na ko bokk na ci défi de la formation et de l'éducation bi nga xamante ni tam moo war a précéder développement bu fekkee ne bëgg nañ ko ndaxte lépp loo mën a indi ci ay jumtukaay ay nit rek ay malayka du ñu wàcc ay nit rek ñoo ko mën a jëfandikoo foofu noonu ba yan jéego lañ ci war a def muy question bu mujj bi. waaw damay wax ni mag ñi fàggul nañu lépp. li ci des nag mooy effort de réflexion bi nga xamante ni ñun moom la ñu war a développer. ngir mën a utiliser ndax ñoom dañ lay jox. dinañ liggéey bàyyil la fi. dinañu bind bàyyil la fi. léegi nag effort bi nga xamante yaa koy adapté waat ci sa dund. yow yaa koy xoolee damay jox rek benn exemple. Seydi Hadji Malick moo fi njëkk a génnelu azaka ci gerte. bu njëkk kenn daanul génne azaka ci gerte. mais ci biir effort de réflexion ak ci sellal bi nga xamante ni. dundam. mu gis ne gerte kat bu ñu xoolee les conditions yi tax ñu war a génnee gàncax asaka conditions yi gerte remplir na ko mu def effort de réflexion boobu ngir mën ko doy. ñun tey suñu génération le défi de notre génération. c'est ñu xool lépp loo xamante ni finance islamique bi tey mi ngi ci. lépp loo xamante ni dafay ñoŋal suñu àdduna. dëppale ko ak suñu diine. war nañ koo xool dëppale ko ak njàngatu mag parce que mag ñi aussi leen d'autant plus qu'aujourd'hui nous sommes obligés de se réinventer. Et cette réinvention là. elle existe déjà. c'est même réadaptation rek lay wax. voilà ñun réutilisation voilà li nga xamante ne mag ñi bàyyi woon na ñu xool ci ban anam lañ ko mën a tëggee. ngir dëppale ko ak suñu jamono. ngir mu nekk loo xamante day ñoŋal suñu àdduna ak suñu àll. très bien sa kàddu gu mujj. di la gërëm di sant ci invitation bi di rafetlu taxawaay bi di ñaan yàlla lii ñu dëkk moom muy gàmmu virtuel yàlla na ko yàlla mottali. distanciel lañ koy def ren. voilà exactement yàlla barkeel la ci barkeel. jërëjëf Moulay kàddu gu mujj gi. mooy man damay wax rek comme ñu ngi ci weeru gàmmu ci yeneen bu tedd bi la ñuy màggal. burdu bi nga xam ne ñu ngi koy jàng muy tawasul boo xam ne Mouhamadou Bachir yi feebar ba ko daloon. ba mu ñaan yàlla ba yenent bi feeñu ko ci gént ba mu wér. ñi ngi ñaan yàlla aussi ci ñaanu kilifa yu baax yi ak ñaanu nit ñu baax ñi. parce que li may wax toujours ñëpp nekkaluñ fi yàlla ñëpp la fi nekkal mais ñëpp nekkaluñ ko fi ba léegi nag réew mi am na ñoo xam ñi ngi nëbbu nekkal fi borom bi ñaan yooyu nag ñaan yàlla nañu yàlla may ba mbas mi jóge fi ba déwén ñu delluwaat gàmmu normal dootul gàmmu chez soi mais ñëpp ñëwaat Tiwaawan ku nekk fa nga daan aju nga dem fa ci jàmm ak salaam di la gërëm di la sant di gërëm jërëjëf Moulay Abdoul Aziz Diop jërëjëf Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amine mu nekkoon jotaay bu am solo nekk tam jotaayu sant sunu borom subhaanahu wa taala ndax ba muy def séminaire am ba ca Njarnde ay kilifa di bàyyi ko fu nekk ci Sénégal di ko fa fekk li mu ci bëggoon rek mooy am produit yu mel nii mooy un capital humain de qualité bari na dëkk yoo xamante ni ci àdduna bi amuñu daanaka benn ressource waaye dañoo d'accord ne consensus bi mooy nañu miser sur le capital humain ndax loo mën di concevoir nit rek moom moo ko war a doxal te Seydi Hadji Malick li nga xamante ni moom ci la daan xëy di ci gont mooy fexe ba am nit ku nite fexe ba doomu aadama li ko indi ci suuf kaw suuf mu mën ko exercer te moom mooy le vicariat boobu nga xamante ni moo ëpp solo ba tax du fàtte li nga xamante ni. Maam El Hadji Malick li mu gën a def. xam nga galanu daxaar yi. la soppi xalima. tama yañ daan tëggee. deru bëy mu def ko deru jullikaay mooy suñu mbokk yi tagg Yonent bi sallallahu alayhi wasallam su weer lañ jógee mais gis nga tey. ñoo jiitu ci mbalaan mi. très bien loolu résultat am la. très bien mu nekk loo xamante ni lu am solo la donc di wax ne loolu moom moo nekkoon liggéeyam mooy fexe ba doomu aadama.
retrouver li nga xamante ni moom mooy sa mission première, sa mission classique mooy nekk le représentant de Dieu sur terre te loolu mooy mu dund gu mucc ayib ba tax mu xam boppam jamono bu nekk waaye ñi nga xamante ni sax yaa ngi dund ak ñoom te bokk leen pas-pas ngeen mën a sauver l'essentiel qui est le respect mutuel. di leen gërëm bu baax mbokk téléspectateurs yi di leen sant di leen wax ne nii lañ leen di fas yéenee gunge ba guddi gàmmu gi ren spécificité bi wax nañ leen ko mooy ci ñu ci bari seen kër la ñu nar a gàmmoo te télévision Futurs Médias nag fas yéene gunge leen ba ngeen mën koo gàmmu ci gàmm gu mucc ayib ci waxtaane ki nga xamante ni moom mooy Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu waaye waxtaane nit na mu ñu junjee ki nga xamante ni moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen gërëm bu baax di leen sant di leen jox dig daje ci beneen programme incha allah jërë ngeen jëf. ya Muhammad ya habibi ya Muhammad kun sabibi وأجرني من ليبي إن أوزاري في القاع